Ousmane Wade coordinateur FRAPP France Dégage lu ñu dajale fii du lenn lu may ginnaaw li xew samedi bu fekkee ne dañoo nekk ci benn réew bu nga xamante ni ki fi nekk léegi ab dictateur la bëgg a doon nañu wax bu fekkee ne benn sénégalais ci sénégalais yi léegi amatul sañ-sañ fekkee li nga xamante ni moom mooy session plénière biir assemblée nationale dañ ñu wax waaye nag ñoo yey bu fekkee ne da nga am ay loi yoo xamante ni wala ngay def li nga xam ne mooy révision constitutionnelle mu doon loo xamante ni jaaroo ko fu nga ko war a jaar pour mën ko def yaa yey nga déployer ay forces de l'ordre yaa yey nga empêcher sénégalais yi citoyens yi ñu def seen ay activités yaa yey parce que tamit li ñu gis ci réew yi ci at bii ñu génn ba nii ñu nekkee nii réew mi moo nga xamante ni bu yàggul lool Sall lay sant et que diriger régime bi muy doon régime sallocratie la jàpp na suñu ay ñooñ terewul dañ li ñuy war a def dañ koy continuer di def tey la ñu gën a am engagement tey la ñu gën a pare pour lépp lu nga xamante ni injuste la lépp lu nga xamante ni question politique la buy toucher dinañ ci toog dinañ ci jataay dinañ ci wax et que yaakaar nañ ne ki nga xamante ni tey moom lañu am en face nekkul benn nit bi nga xamante ni war nañ ko gëm bu ne ñu carrément question premier ministre day def li nga xamante ni gën a gaawal liggéey bi gën a biiral yaakaar naa ñi ngi ñuy nax ay naxe mbaay kese la et que dafa doy nag sénégalais yi dañu war a jël seen courage en 2 mai ñu génn jàmmaarloo ki nga xam ne moo di Macky Sall parce que Macky Sall mi ñu gis le président Macky Sall parewul sax pour wàcc sénégalais yi ñu exercer li nga xamante ni moom la leen yoon may wàcc parewul sax pour bàyyi sénégalais yi ñu jël li nga xamante ni mooy seen àq ak seen yeleef réew mi nag réewum pàccoo la réew mi nag réewum buur la da ngay bokk ci camp Macky Sall kenn du la wax dara bokkoo ci campam luñ jël dañ la koy xëpp mbalij ak lépp bàyyiwuñ dara di leen wax ne nag jàpp nañ suñu ay ñooñ bu leen neexee sax nañ leen defeere mais pare nañ tey gën nañu déterminé pour xeex et mu xam loolu ñu xam ne ñun du ñu nekk ne yoo xamante ni dañuy jàpp ay nit ñuy daw seen ginnaaw pour naan leen libérer les camarades libérer les wala ceci déedéet question bu ñu doon xeex la question politique tey lañ ko gën a mën a xeex parce que réew mi ñu gis réew mi nekkul sax parewul sax pour gis émergence waxuma laa nag di xalaat développement parce que gis nañ li nekk ci réew mi et que dinañ continuer lii ce n'est qu'un début ak suñu coalition bii nii organisation yi ñu am dinañ gën a peser dinañ gën a woo ñi nga xamante ni ñi ngi bokk ci société civile même politiciens yi bàyyiwuñ kenn nañ ñëw parce que yaakaar nañ ne fii fi ñu jëm ak ñoom fu romb 23 juin bi ñu weesu fa lañ jëm ak moom du manifestation je dirais du manifestation parce que à un moment donné dañu demoon pour seetaan li nga xamante ni moom mooy session plénière bi et que yaakaar nañ ne sénégalais yépp am nañ droit assister lii mooy session plénière mais bu ñu ñëwee ñu ne ñu carrément manifestation la mënuñu ko nangu on avait déposé ñu ne ñu arrêté Ousmane Ngom gis nañu arrêté Ousmane Ngom bi bàyyi nañ mais est-ce que on a besoin de dire que ne à la presse dañuy dem pour seetaani session plénière ñun du ñuy seen est-ce que du ñuy ay citoyens sénégalais yu nga xamante ni war nañoo am sañ-sañ yeewu xëy dem assemblée comme ñëpp et bu fekkee ne loolu tamit dañ koy bañal sax citoyen bi nañ ñu wax tamit ñu xam ne citoyen bi léegi nekkatul benn citoyen boo xamante ni bu mën a exercer li nga xamante ni moom la ko yoon may ak leneen ñu wax ñu ne xam ne ka dañuy redéfinir li nga xamante ni mooy être citoyen au Sénégal ñu xam ne lii la ñu cadré ñu xam ne foofu moom mooy suñu citoyenneté ak foofu la yam ñi war a toppi dossier bi ñi ngi topp dossier bi am nañ ay avocat am nañ lépp et dinañ topp dossier bi lu leen neex nañ bind ci dossier bi mais ñun am nañ njort bu rafet ne danañ leen libérer et que duñ leen toppee dara parce que xam nañ bu fekkee ne am na ñu nekk ci kaw di salfaañoo li nga xamante ni moom mooy suñu démocratie mais war na am ñoo xamante ni ñi ngi fi toog ngir xool li nga xamante ni moom la texte yi wax li yoon bàyyi
ngir ñu def ko ñu exercer ko te jàpp nañ ne juge bi walla magistrat bi dina exercer li nga xamante ni moom la ko yoon may ñu bàyyee leen dossier bi ñu xool liñ ciy topp de toute façon ñun suñu xeex du yam fii dañuy commencer mais parewuñu. arrêté Ousmane Ngom bi ngay wax ñoo ko fi doon tere ñoo ko fi doon tere nguuru Abdoulaye Wade naan loolu àndul ak yenn mais tey jii ñun ñoo koy appliqué arrêté Ousmane Ngom boobu noonu ngay wax boobu day gën a naxasal suñu démocratie ñu dañoo njortoon ni ñun bu ñu xeexee ba 23 juin bi nga xam ne date de repère lépp dina changé ci Sénégal mais nguuru Macky Sall yéen ñëpp dina fekkee ba ñu toogee ba léegi ak yelleef day gën a dellu ginnaaw gis ngeen ko référendum bi balaa référendum bi sax am na ay yu xew yu bëri yi nga xam ne fekkee ngeen ko ba ci parrainage bi ba tey jii nii ku nekk kenn ci Sénégal yi sañutul jóg ne lii d'accord ma ci te ñu état de droit la état de droit dañoo war a jox cër ak yelleefu doomu aadama ndax kat dëkk ñun ñëpp a ko bokkoo gis ngeen ni Macky Sall de jour en jour daf ñuy day wane ne moom daal buur la waaye du jiitu réew buur boobu nag moom la sunu camarades yi doon xeex bés boobu muy Abdourahmane Sow muy Guy Marius Sagna muy Ousmane Ndiaye muy docteur Babacar Diop loolu lañ doon xeex xaaruñu ba élection kat pour ñu xeexal seen askan ñoom dañoo jàpp ne lii kat mën na gën a delloo ginnaaw wala naxasal ak yelleef Sénégal wala ak ci bànqaas loolu moo taxoon ñu dem manifester librement donc bu ñu leen téye ñu dañuy lancer benn appel aussi sénégalais fekkee nañ ni yëpp sénégalais fekkee nañ te lii ñuy def askanu Sénégal moo tax ñu koy def defuñu ko pour ñun defuñu ci élection defuñu fenn donc xale yii nii ñu téye fi ñu nekk foofu du seen place donc dañ leen libéré ñu lancer appel autorité yëpp muy les chefs religieux aussi ñu dugal seen loxo ci mbir mi ndax kat lii kat dafa ñaaw te lii raam ca ñag ba la jëm Macky Sall fu ñu jëmee fu metti la Macky Sall fu ñu jëmee nguur royaume la ñu jëmee ci dictature émergente la ñu jëmee loolu ñu ngi koy gis dictature rampante de jour en jour donc loolu dañ koy dénoncer avec vigueur te tamit du fi yàlla tey lañ leen defee au parquet xamul bu ñu fa lu ñu fa jëlee mais ci jour yi di ci topp muy suba ak gannaaw suba bu ñu leen libéré on va passer à la vitesse supérieure nit ñi dinañ ñu dégg ndax ñii kat jàppeewuñu leen benn tuuma jaay ñu yàmba yooleewu def ñu dara lu ñu defoon muy kat dem ci assemblée nationale xanaa kat léegi dafa am ñu war a dugg wala ñu fa war a dugg te ñii ay père de famille lañ ñu jàpp leen ba ci ay professeurs ñoo xam ni kat li leen jàpp ñu leen ci benn infraction sama mbokk bi wax na ko dellu na ci amul benn infraction boo xam ne mën nañ leen ko toppee plus de 48 heures loolu kat ñaaw na ci au 21e siècle ci Sénégal bi nga xam ne Mamadou Dia mu ngi fi Léopold Sédar Senghor nekk ay référence daal di bàyyi suñu démocratie ba fii nga xam ne ñun kat loolu dafa war nekk héritage ñu daal di koy jottali suñuy doom ak suñuy sët waaye kat du ñu seetaan benn buur di ko naxasal loolu dañ ciy teg suñu tànk xeex ak moom ba suñu démocratie maanaam front bi ngay gis nga xam ni Rëccu Fal Macky mu ngi ci FDS mu ngi ci War Mi Leen Marche mu ngi ci FRAPP France Dégage mu ngi ci Vision Citoyenne mu ngi ci cadre la bi nga xam ni ay ndaw la yoo xam ni dañoo bëgg seen askan bëgg tamit ñu delloowaat fii maanaam ni Sénégal meloon muy démocratie ak yelleef